acca loxo yi waaw. mu ngoog mbokk yee xarit yi way di ñu seetaan si Rufisque Sénégal télévision nuyu ne leen bu baax dal leen jàmm si li nga xam ne mooy seen chaîne digitale Rufisque Sénégal télévision tey jii nag ñi ngi fii si li nga xam ne mooy Colobane Guy Mouride ñëw fekk si ki nga xam ne mooy le leader de la coalition Réewum Ngor pendant les élections locales de janvier 2022 ñu koy wax Séga Ndoye jiite woon coalition bi fii si Rufisque Est tey jii gannaaw ba nga xam ni moo jël 4e si li nga xam ni mooy élection yi ba mu doxee ba pare mu mii di Séga Ndoye tey jii moom moo dajale ñi nga xam ne mooy ay nattaangoom ay ñoñam di defar li nga xam ne rendre leen hommage si liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy doon liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko si campagne bi ànd ak moom diirub 15 jours campagne bi yëpp tey jii mu daal di jël 4e position après élection yi daal di def li nga xam ni mooy rencontre ak ñoom fii si mbedd bi si Colobane Guy Mouride jàkkaarloo siège am ngir rendre leen hommage jaajëfal leen si liggéey bu solo am solo bi nga xam ni ànd nañ ko ak ñoom daal di koy def si élection yi kon ñu daal di wéy rek daal di seetaan cérémonie bi ak Séga Ndoye leader coalition Réewum Ngor fii si Rufisque Est. Séga Ndoye moo koy yëngal baay kenn du yëngal Séga Ndoye moo koy yëngal fii kenn du yëngal Séga Ndoye moo koy yëngal ànd defar sunu gox falal Séga lépp ànd defar sunu gox falal Séga lépp Colobane Guy Mouride yéen bokk ngeen jëw leen Médina seen doom a ngi Arafat ci la bokk seen mbokk ngi këri kaw këri suuf Séga Ndoye ngi suuf kër du ko tere feeñ Séga ding ko seen baag lap ci teen buy suxat ren élection locale Séga bokk na nee na woona leen Tëngéej wuyu leen Tëngéej seen doom ji yegg si na Séga dafa xew Tëngéej di bége Tëngéej seen doom ji yegg si na Séga dafa xew Tëngéej di bége baay doo fi yëngal Séga Ndoye moo koy yëngal fii kenn du yëngal Séga Ndoye moo koy yëngal baay kenn du yëngal Séga Ndoye moo koy yëngal fii kenn du yëngal Séga Ndoye wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di am mbégte ak contentement recevoir fii Rufisque en miniature mooy gox yi nekk Rufisque Est yëpp dañ fa woo fu nekk benn wala ñaari responsable pour ñu ñëw fekkee ndaje bi nga xamante ne ni mooy delloo njukkeel bi nga xamante ne le président Séga Ndoye di tête de liste majoritaire de la coalition Réewum Ngor moo koy sargale waa Rufisque Est yëpp tey nag wane ngeen ne te xamoon nañ ko ne ay nitu valeur ngeen ay nit yu gëm seen bopp ngeen ay nit yoo xamante ne nii boo leen jàppee doo leen bàyyi ay nit yoo xamante ne nii da ngeen am objectif da ngeen am détermination da ngeen am conviction da ngeen am ay principe du kenn yéen kese la ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne bëgg nañ ba fi bëgg yem waaye tamit askanu Tëngéej askanu Rufisque Est askanu Colobane Guy Mouride quartier yi nga xamante ne ñoo nekk ci Rufisque Est yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi ñaan yàlla sunu compagnonnage bi nga xamante ne moom la ñu ànd yàlla gën ñu jubaatle te musal ñu ci seytaane musal ñu ci pexe noon buy bëgg te bëggul alañ ci yàlla jàpp waaye tamit Séga Ndoye kese mënul yëgsi fi mu yëgsi gannaaw bu ñu santee sunu borom subhanahu wa taala di sant sunu yonent bu tedd bi waaye tamit di sant ñu fi toog yëpp sunu ay wéyjur waaye tamit di sant population waaye waa coalition Réewum Ngor waa mouvement ànd defar sunu gox servir Rufisque gàcce ngalaam gëm naa ne
ñun ak yéen c'est possible te Inch'Allah Rabbi nous allons atteindre notre objectif parce que seen engagement seen détermination seen conviction seen ay valeur mais kenn du yéen jigéen ñi waaye tamit gàcca ngaalaama seen borom kër yi ndax ñoom ñoo leen bàyyi ñoo leen jàppale ñoo leen dooleel ba ngeen ñëw ànd ak le président Séga Ndoye ci coalition Réewum Ngor pour mën a dem ci élection yi dañuy ñaan yàlla mu gën leen jubaatle ak seen borom kër yi gën a barkeel njaboot gi bàyyi leen ci kanamu askan bi bàyyi leen ci kanamu njaboot gi lu bëree waaye tamit directoire de campagne bi di si jiital suñu chargé des élections Assane Ba bi nga xam ne dafa xaw a tawat moo tax ñëwul waaye aussi ki nga xamante ne mooy nit ku am engagement bi mu duggee ci campagne bi ba léegi ci 14 jours de campagne bàyyiwul benn yoon moo ñuy mujjee tëdd moo ñuy njëkk a yeewu moo ñuy soññ muy l'homme boo xamante ne il travaille sans faille nit ku baax muy monsieur Faye mu yàgg ma wax sama compagnonnage ak moom mu ne ma dinaa ñëw ñu ànd liggéey ci mouvement bi dinaa ñëw ñu ànd liggéey pour Tëngéej waaye dinaa ñëw pour loo sumb ma sumbale la loo jàpp moo jàpp ci loo tax ma tax ci rib kooku mooy monsieur Faye donc monsieur Faye par ma voix la coalition Réewum Ngor askanu Tëngéej gis nañ ni nga diriger campagne bi te lii nag succès bu rëy la ci askan parce que boo xoolee ñu sillonné ak moom tous les quartiers de Rufisque Est dem seeti kilifa diine yi kilifa aada yi les porteurs de voix les chefs de quartier les imams lépp mu diriger que c'est pas facile donc ñu ngi masawu tamit sa famille ci li nga xamante ne nii tey def nga ko te sa soxna muy madame Faye mu am ci compréhension bu am solo di guddee tëdd di teel a génn sa kër waaye tamit ñu ngi remercier la presse écrite la presse en ligne la télévision en ligne ñu ngi leen di sant bu baax parce que tey bu ñu demee ba action sociale yi nga xamante ne le président Séga Ndoye ak ñi mu àndal ñu ngi koy def mu wër àdduna wërngal képp donc yéen a ci jàpp donc ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm aussi tamit sunu police nationale bi nga xamante ne encadré nañu durant campagne bi yëpp pour lutter contre la non-violence bi nga xamante ne nii ñun moom la ñuy prôné ñu campagne ci jàmm dem ci élection yi ci jàmm donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne kontaan nañ bu baax a baax gis nañ seen taxawaay élection yi nag dem nañ ci fulla ci fayda ci jom ci ngor ci fit ak gëm yàlla te wóolu ko dama ne les responsables du mouvement ànd defar suñu gox ñoom ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di sant parce que élection yi ñoo ci àndandoo demandoo ci ensemble ñun dañ ci ànd dem ci ndax lan ay conviction joxuñu kenn dara mais dañu bokk ay conviction bokk am une lecture croisée pour mën a defar suñu dëkk dama koy faral di wax ñun bokkuñu ci benn parti politique ànduñu ak benn leader politique ñun dañoo demal suñu bopp coalition Réewum Ngor dem ci élection yi ci fulla ci jom ci fayda élection yi nag
sant yàlla bu baax xam nga lu tax tey exploit bi ñu am mais dinañ jël njukkal bu fort donte dinañ njukkal waa quartier yi nga xamante ne ñoo nekk Rufisque Est yëpp mais gàcce ngàllaama waa Colobane Guy Marius wane ngeen ne am ngeen yëg-yëg ci Seyga Ndoye ak ñi mu àndal wane ngeen ne gëm ngeen projet de société bi nga xamante ne nii Seyga Ndoye ak ñi mu àndal proposé nañ ko askan donc loolu dañ leen ci sant bu baax a baax parce que boo xoolee au niveau de Colobane Guy Marius mooy centre bi gën a mag ci Rufisque Est parce que moo ci am 17000 votants Arafat moo ci topp am 10000 votants di wax ne sur les 17000 votants Colobane Guy Marius am 2 centre bi ñuy wax Colobane Guy Marius mooy bi ñuy wax école tool ya mu am 16 bureaux de vote 16 bureaux de vote yëpp la coalition Réewum Ngor dafa def razzia dafa battre sur les 16 bureaux de vote sans faille. Beneen bi mooy école Colobane bi nekk ci ginnaaw police bi boobu am 7 bureaux de vote Seyga Ndoye tête de liste majoritaire de la coalition Réewum Ngor ak ñi mu àndal ñu gagné 5 bureaux de vote yi sur les 7 benn bureau de vote 2 bureaux de vote yi nga xamante ne ni gagné ñu ko benn bureau de vote bi ñu ngi ci rawee benn voix une voix la ñu rawee ci benn bureau de vote beneen bureau de vote bi ñu rawee ñu ci 4 voix donc sur les 23 bureaux de vote ci 2 centres yi la coalition Réewum Ngor a raflé les 21 bureaux de vote largement donc gàcce ngalaama waa Colobane Guy Marius waaye tamit ñi nga xamante ne nii mooy yeneen quartier yi parce que 10 centres de vote moo fi am mais yeneen centre de vote yëpp la coalition Réewum Ngor am na fa ay voix yu bëree bëri ñoom tamit liggéey nañ liggéey bu mucc ayib donc muy centre Mérina bii nekk Géej centre Mérina bii nekk kaw Arafat Camp Marchand bloc scientifique Matar Seck Mamour Diop Tafsir Niafay ak les 2 centres de Colobane Guy Marius muy 10 donc responsable yëpp ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di encourager di leen wax ne nii rek la élection yi nag yàlla def na li gën ñu nangu ko mooy coalition Yewwi Askan Wi moo ko remporté ñu leen di féliciter ci li nga xamante ne nii jël nañu waaye tamit di leen encourager di leen wax ne Tëngéej daf ñu yónni ñun ñëpp waaye daf ñu yàkkamti li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu liggéey dëkk bi li ñu war a ànd ak ñoom liggéey mooy ñu liggéey dëkk bi ndax ñun dëkk bi ñoo baax rafet mel ni mu war a mel rek moo ñu ñor di wax ne loolu la askan bi di xaar ci ñun parce que dëkk bi ni mu mel bu meloon ni mu war a mel ñun amaana du ñu dugg ci politique mais ni mu mel moo ñu neexul moo tax ñu dugg ci politique te nag du ñu yem ci élection locale dama ne les élections législatives qui vont venir inch'Allah rabi dans 5 mois la coalition Réewum Ngor Seyga Ndoye dina bokk ci jongante yooyu dinañ bokk ci jongante élection législative yi nga xamante ne mooy am juin 2022 inch'Allah rabi dinañ ci dem ci fulla ci fayda ci jom ci ngor ci fit dama ne mag yéen ba assemblée nationale mag yéen ba assemblée nationale beneen bi mooy bu ñu jógee foofu 2024
dañ ciy am taxawaay bu am solo lañ ciy taxaw dama ne dëkk bi dootuñu bàyyeeti nit muy def lu ko neex c'est fini la récréation est terminée mais Tëngéej dafa war a baax ay nit yu baax ñoo fi dëkk ay nit yu am valeur ñoo fi dëkk waaw donc pourquoi léegi nag suñu autorités yi ñu bëgg leen fal toog di leen seetaan non dama ne dootuñu leen fal di leen seetaan dañ leen di fal marquage à la pilote bu ñu tëddee ñu tëdd bu ñu jógee ñu jóg bu ñu waxee ñu wax loolu mooy li nga xamante ne nii mooy suñu yéene élection législative yi di ñëw taxawaay bu am solo lañ ci am incha allah rek dinañ ci dem ba am ay député assemblée nationale ñu leen di représenter waaye tamit c'est l'occasion de vous présenter sunu 5 conseillers yi nga xamante ne moom la ñu am ci mairie Rufisque Est parce que ñun mairie Rufisque Est rek moom moo ñu intéressé wu li taxoon mu intéressé woon ñu mooy ñun balaa ñuy wax ville dañu bëgg a wane suñuy preuve ci Rufisque Est defar ko defar bu mucc ayib nga xamante ne ñun duñu campagne Rufisque dans son ensemble mais dañ leen di présenter un bilan wan leen ne Rufisque Est nii lañ ko def te ville bi nii lañ ko bëgg a def pour nit ñi mën ñu ci àndax ñun jàppale ñu ci jox ñu baatu askan donc Mohamed Lekor bi nga xamante ne moo nekkoon tête de liste proportionnelle moom la ñu am comme conseiller municipal ñu teg ci Fatoumata Bal ñu gën ko xamee ci Fat Dam ñu teg ci Mouhamed Ciss ñu gën ko xamee ci doyen ñu teg ci sunu yaay Marème Pouy dinaa taxaw ci moom tuuti ndax ñun fii mooy sunu siège bi loolu ñu ko def daf koy yëkkati jox ñu courant jox ñu lépp te cérémonie yi ñuy def fii yëpp moo ñuy jox courant moo ñuy jox ndox moo ñuy jox lépp donc yow li nga nekk conseil municipal yàq sa moroom yi mérite la parce que tey ca conseil municipal bu Rufisque Est moom mooy la doyenne donc beneen bi mooy ñu teg ci le coordinateur Diagane Diouf yéen nag ñun fierté ngeen ci ñun mais dañ leen di ñaanal yàlla fal bi nga xamante ne askan bi fal nañ leen ko yàlla na leen jig te mu woyof di leen wax ne tamit askan bi dañoo am yaakaar ci yéen dañ leen yónni ca conseil municipal bu Rufisque Est dañoo bëgg ngeen taxaw fa taxawaay bu am solo ngeen taxaw fa taxawaay bu mucc ayib ngeen représenté waxuma la coalition Rewmi Ngor mais Tëngéej dignement parce que nag mérité ngeen ko donc c'est normal ñu présenter leen askan c'est normal ñu xamal leen loolu te xam nañ ne xam ngeen donc yàlla na leen yàlla jàppale ca conseil municipal na ngeen nekk bloc di waxtaan di diisoo pour l'intérêt de Rufisque Est donc vraiment loolu lañ leen doon présenter askan di wax ne daal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi remercier ñëpp suñu yéene nag moo nekkoon Tëngéej kër gu nekk ñu dugg fa jox fa loxo ne leen jaaraanga massa coon waaye nag comme miniature mu ngi fi ñii ñëpp gox fu nekk la nit jóge ñëw fii pour assister li donc gàcce ngaalaama boo leen demee ngeen jottalil ma ko waa quartier bi fépp fu ñu demoon tamit dinañ jaaraat ci porteur de voix yi imam yeex ñëpp seeti leen ak ñi nga xamante ne ñoo ñu doon ñaanal ak yëpp remercier leen xamal ne leen ne nangu nañ dogalu suñu borom te gëm nañ ko di wax ne koddu financement fii la neex a génne xam nga ñun amoon nañ financement bu ñu téye ak benn crédit mutuel bu nekk fii ci Sénégal bu ñu bëggoon jàppale suñu jigéen ñi man ma ne leen téye leen ko parce que bu ñu ko génnee ñu ne lii politique bee tax ñu génne
mais li Soumaré wax dëgg la Soumaré est témoin. Ça fait 7 ans ñu nekk ci biir askan bi di dox pour njariñu askan bi ñun li ñu bëgg mooy le 10 responsable yëpp waxuñu ñii bokk mouvement ànd defar suñu gox de ñii nekk Tëngéej yëpp ñëw leen ànd ak seen président Awa Djigo ngeen toog waxtaan bu ko defee nag financement bi suñu ay partenaires dinañ ñëw ñu génn financement bi ngeen ànd liggéey parce que xam nga la moo ñu yitteel da ngeen war a mën a liggéey ku nekk mën a demal sa bopp xam nañ ne kër yi jigéen yee ko yor ñun góor ñi dañuy mottali rek des fois ñu dem sax na leen lijjanti leen ba suba donc da ngeen gën a góorgóorlu ngeen ñëw toog ñu def une formation jàppale leen taxawu leen financement nag fii la neexe te fii la safe nag te dinañ ko génn dinañ ko génn dinañ leen financer di ngeen ci liggéey di ngeen ci gis seen bopp seen i dëkkandoo seen i xarit seen i borom kër seen njaboot xam ne li ngeen doon ànd ak coalition Réewum Ngor président Séga Ndoye lii lu am solo la pour tamit loolu moom leen tere di remercier aussi tamit Amazone yi groupement de femmes yi seen présidente Fadam di wax ne kontaan nañ bu baax a baax tey nag li ñu fi dajale woon mooy kàddu cant remercier ñëpp remercier population bi yëpp xamal na leen ne kontaan nañ bu baax a baax remercier waa Colobane Guy Mouride mention spéciale ñu naax ñoom ba assemblée nationale ñu naax ñoom ba palais ba non fiego xam nga lu tax Diego amoon lu tax ma ne leen max ñoom ba président ñun nous sommes présidentiables gars yi li ñu jàng lañ jàng fi ñu dem lañ dem nous sommes ministrables fi gars yi dem lañ dem université yi ñu jànge lañ jànge fi ñu voyagé lañ voyagé te loolu lu ñu gëm la ñun duñu am complexe nit dinañ nangu xam-xamu nit mais naaw nañ sunu xam-xam tamit te incha allahu rabbi di ngeen ci xam dara dama ne kontaan nañ bu baax a baax dañ doon sant gars yi di leen gërëm di wax ne vraiment on est très content kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax mais na ngeen fexe le 10 dama ne le 10 may la ma ñëw le 10 na ngeen ñëw ngeen waxtaan boo leen waxtaanee incha allahu rabbi ñu xool groupement wala projet 2 à 2 nuñ leen di financer les financements sont là du ay ñun xolal du ay tappale ñun naxantaw yi ndax yéen sequñu ay affaire u naxaate xam nga lu ñu seq waxante dëgg xam nga lu ñu seq ngor xam nga lu ñu seq ànd liggéey suñu dëkk bi pour mu baax ñun dóoruñu diluñu ñun diluñu de pour ay nekk fii di dil ak ay yenn leader yo diluñu wax kenn ñun diluñu dañu nekk xoolal li ñu nekk ci lu wóor la ñu nekk kenn jàppale ñu kenn financé wuñu mais dañuy àndu ngor ñun ñëpp vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kontaan nañ bu baax a baax suñu xarit Ablaye Diop ñu ngi lay nuyu kontaan nañ di wax ne aussi tamit tuuba bi nga xamante ne yaayam dafa papam dafa wàññeeku mu waroon teew fii ñu ngi koy jaalewaale askan bi yëpp di ko wax ne suñu bàyyi Thierno yàlla na ko yàlla xare àjjana te woyofal suuf ci kaw yaay booy aussi ñu ngi lay nuyu kontaan nañ bu baax a baax yaay Xadi Diouf suñu yaay ñun ñëpp kontaan nañ vraiment ñu ngi leen di sant maire Sow ça va kontaan nañ bu baax jërëjëf